أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله. Chers frères et sœurs de Kalimatul Haq, nous sommes à notre 59e séance qui porte sur le dernier verset sourate Qaf, rappel par le Coran. Mbokk yi ci mbaaxu yàlla subhanahu wa taala ñu toll sunu juróom fukk ak juróom ñeenteelu jataay ci Kalimatul Haq mu aju ci ndénkaane bi mujj ci suratu Qaaf fa dakkir bil Qur'an fàttalil te nga fàttalee al Qur'an. Dernièrement, nous avons vu le tawhid et le rappel ou exhortation. Nous voici aujourd'hui sur la troisième thématique mère du Coran, les ahkam ou les règles juridiques ou le code de conduite sociale. Mbokk yi jataay bi wees gisoon nañu li jëm ci tawhid, gisoon nañu li jëm ci ne alquran di fàttalee ak njëriñu fàttali. ñetteelu tomb nag bi nga xam ni moom moo soxal alquran mooy ahkaam yi. tey moom la ñuy dal ahkaam yooyu bu la neexee nga ni moom mooy ummul quran, ci ndey alquran ji la bokk. mu nuy wax atte yi nan la ñu war a dunde ci kaw suuf, nan la ñu war a jëflante. À ce sujet, le verset 18 sourate Jaathiya, la Genouée, dit: nous t'avons donné une charia, une loi, des règles juridiques, un code de conduite. Applique-le. Mbokk yi ci loolu la aaya bi ci suratul Jaasiya waxe ni gannaaw lii lépp tawhid, tazkir, jaalnaaka ala shariatin min al amr, jox naa la sharia, jox naa la atte, wax naa la naka nga war a doxale say mbir, fattabia na nga topp loola jëfe ko. À ce sujet aussi, le verset 30 sourate An'am dit: rien n'a été omis dans le Coran. Le verset 120 sourate Hud dit: dans ce Coran, la vérité t'est parvenue, ainsi qu'une exhortation et un rappel pour les croyants. Mbokk yi ci loolu itam lay wax ba tey laaya fanweer ak juróom-ñett suratu l'An'am mu ne waaw ma farratna fil kitaabi min shay, fàttewunu dara, lépp wax nañu ko ci téere bi, amul dara lu ñu bàyyi. mu wax ba tey suratu Hud mu ne wa jaaka fi haadihi al-haqq wa maw'izatun wa dhikra lil mu'minin. ci téere bi dëgg ci la dikke ci yow, ci téere bi ci la lu lay gindi dikke ci yow, ci téere bi ci la lu lay teg ci yoon di la fàttali dikke ci yow. suratu Hud laaya téeméer ak ñaar fukk. Le rappel coranique porte sur la purification individuelle et collective, la vie familiale et communautaire, la sexualité, le commerce, le pouvoir, la gouvernance, les relations internationales, les lois de la guerre, la paix, les mondes parallèles. Mbokk mi ci domaine ahkaam yi ci ngay fekk alquran dinu wax lu jëm ci laabu jëmm ji, laabu société bi, dundu famille, dundu askan wi. ci lay wax lu jëm ci wàllu sëy, ci lay wax njënd ak njaay, ci la ñuy wax nguur ak nooy doxalee nguur, nan la ay nguur di jëflante, bu ñuy xeex lan la ñu war a sàmm ci ay orma. ci la ñuy waxee itam ni am na yeneen adduna nag yoo xam ni bokkul ak seen adduna bii am na, te ngeen bàyyi ko xel. Le rappel porte sur l'origine de l'homme, sa mission sur terre, la vie, la mort, la maladie, la résurrection, le jour du jugement dernier, la nature, la diversité de la création, le rôle de chaque créature, le bonheur, le malheur et autres. ci wàllu ahkaam yi ci lanu alquran di waxale cosaanu nit,
ci nuy waxee nag lan la nit di def si ci kaw suuf wàllu dund wàllu dee feebar dekki bis pénc ci atte ba li nu wër ci dend bi nature bi mbindaafon yi ni ñu baree te wuute ak kenn ku ci nekk lan mooy sa liggéey ci kaw suuf ci dund àdduna bi ci la ñuy wax lu jëm ci texee di bànneexu nekk ci métit le rappel porte sur le destin la subsistance les fausses divinités l'enfer le paradis et les voies qui mènent à l'un ou l'autre les vrais et les faux prophètes la révélation vraie ou fausse le rêve l'espoir le désespoir et autres bokk ñu ci ahkaam yi alquran danañu wax lu jëm ci dogal yi wax ñu xéewal yi yàlla xéewalee wax ñu itam yàlla yi caaxaan yi woote wu ak ñi ñu koy jiiñ wax ñu lu jëm ci safara aljanna yoon yi yoon wi nga xam ni moo jëmee aljanna yoon wi nga xam ni ku ko topp safara nga jëm yonentu yàlla yi ñiy woote woo yonent te duñu ko wax yu gi nga xam ni mooy li wér ak kiy woote woo wax yu te jotul dara wax ñu ay yaakaar ak i mébét wax nu ci gént wax nu ci yaakaar bu tas ak yeneen yu ni mel le Coran dans son rappel sur les ahkam veut seulement doter l'homme des vertus qui lui assurent le bonheur dans ce monde et dans l'au-delà. C'est pourquoi la meilleure des créatures, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a défini sa mission et dit « Je suis venu pour parfaire le bon caractère. » mbokk yi ahkaam yi alquran di fàttale lii seen jubluwaay moom mooy fexe ba nit ki am ay mbaax am ay jikko yi nga xam ni mooy tax mu mën a dund gu texe ci àdduna waaye moo koy may dund gu texe ci àllaaxira looloo tax yonent bi alayhi salaam bi muy wax lan mooy liggéeyam ñëpp yaakaar ni dafa naan pour ngeen julli pour ngeen woor mu ne innama bu'istu li utammima makarimal axlaaq dama ñëw dong yàlla yabal ma ci yéen ngir ma defar jikko yu baax yi ba mu mat sëkk dara du manqué il a déclaré sallallahu alayhi wa ali que le plus aimé de vous par Allah et le plus proche de moi le jour du jugement est celui qui a le meilleur caractère wax na te lépp lu mu wax mooy dëgg moom yonent bi alayhi salaam mu ni ki yàlla gën a sopp ci yéen inna ahabbakum ila allah ki nga xam ni itam aqrabukum minni majlisan yawma alqiyamati ki nga xam ni sunu tooga waaye ñooy sësandoo ay siis bis penc ñooy dend kër ci aljanna ñu ne ko mooy kan mu ne ahsanukum xuluqa ki gën a rafet ci yéen jikko ki gën a rafet ci yéen ni muy jëflante ak i nawleem liñ doon yaakaar mooy ki dàq julli ki dàq woor mu ni déedéet ki gën a rafet jikko enfin Allah subhanahu wa ta'ala a déclaré qu'il n'a créé la mort et la vie future, la résurrection, que pour nous tester, découvrir, montrer qui a le meilleur comportement. Verset 2, sourate Al-Mulk, la royauté. mbokk mi yàlla subhanahu wa ta'ala wax nag ni dama bind dee bind dekki xalaqal mawta wal xayaata bind naa dee ku dee ma bindaat nga dekki li yabluwakum ayyukum ahsanu amalan ngir ma feeñal ma nattu leen ba mu fés ci ñépp ni kii moo gën a rafet na muy jëflante kii moo gën a rafet ay jikko ay melokaan c'est pour acquérir le bon caractère le bon comportement qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande la prière et le hajj qui nous écarte du mal, la zakat qui nous purifie, le jeûne qui nous permet d'atteindre la taqwa et le zikr qui nous donne la confiance absolue en Allah et développe chaque jour davantage cette confiance en nous. mbokk yi ngir ñu am jikko yu rafet déggal bu baax li ma lay wax
ngir nga am jëflante bu rafet ak ñi ngay dundandool moo tax yàlla sant nu julli sant nu aj ñaar yooyu mu ni yooyu dafay dox seen diggante ak ñaawteef moo tax mu sant nu azaka mu ni azaka moomu tutahiruhum moo leen di laabal moo tax mu sant nu woor googu ñëw jox ñu yóbbal yéegi ñu ba ñu am taqwallah te mooy mën a jëfe ndigal bàyyi tere moo tax yàlla sant nu zikr foo tollu ngay zikr kasiran lu dul jeex ngir lan ngir sa kóolute ci yàlla nekk loo xam ni dafay wér di dolleeku saa su nekk ainsi frères et sœurs de Kalimatul Haq les pratiques cultuelles et le bon comportement le caractère sont là pour augmenter notre islam, c'est-à-dire notre obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, pour renforcer notre iman, c'est-à-dire notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et finalement nous mener vers le ihsan, c'est-à-dire le sommet du comportement parfait. mbokk yi noonu ngay fekkee bon ñaari yi dañu jàppoo mooy jaamu yàlla ak jikko yu rafet jaamu yàlla ak doxalin bu rafet ci dundu àdduna ñaar yooyu ñooy ànd rek di yokk nit ki kàttanu wommatu ci yàlla mooy lislaam waaye muy yokk kóoluteem di ko suuxat gëm yàllaam waaye nag loolu ànd lépp di ko yéege ba ci maqaama martaba bi gën a kawe muy martabal ihsaan te mooy foo xam ni fii yàgg nga ci combaxtalu rafetal à partir de ce moment celui qui ne respecte pas les règles juridiques, qui ne veille pas à son code de conduite, qui ne veille pas à son caractère, deviendra, selon la nature de sa désobéissance, un mécréant ou un injuste, ou bien un pervers, comme disent les versets 44, 45 et 47 surat Al-Maïda. Mbokk yi ci loolu nag ngay fekke bon ki nga xam ni kii santaane yi yàlla santaane joxe ni dundin bii la ñu war a am jikko yi la ñu war a suuxat ci ñun kooku lànk naka kooku imma dana nekk ci li sabab lànkam ak melokaanu lànkam ulaayika humul kafirun mu nekk yéefér wala mu nekk zalim tooñkat wala mu nekk faasiq koo xam ni kii saay-saay la kàccor la loola ma nga suratul maida laaye ñeen fukk ak juróom ñaar avant de vous proposer quelques exemples des ahkam du code de conduite, je vous recommande 2 sourates à méditer absolument et à mettre en pratique si réellement nous voulons acquérir les vertus et les qualités qui font le bon musulman. Ces 2 sourates sont la sourate 24, la sourate Nour, sourate Lumière, et la sourate 49, souratul Hujurat, ou bien sourate les appartements. Mbokk yi bala ma lay jox nag ay misaal ci atte yi defar jikko yi dama lay dénk ñaari saar yooyu tey duñu ci wax waaye dama la koy dénk ndax saar yooyu moom amul kenn koo xam ni kii bëgg nga defar sa jikko bëgg nga yegg ci ihsaan lu dul saar yooyu da nga leen di jàng teewlu ko waaye loo ci teewlu nga jëfe ko boo ko jëfee jikko yi melokaan yi nga xam ne mooy tax nit ki nekk ngën ji jullit da nga koy am ñaari saar yooyu mooy saar bi di 24 ci biir téere bi mooy suratu Nuur saar bi yàlla tudde leer yi ak saar bi nga xam ne mooy 49 muy suratul Hujuraat suratu appartement yi. Frères et sœurs, en termes de code de conduite, le Coran réglemente nos fréquentations. Croyants, craignez Allah et fréquentez les véridiques, dit le verset 119 sourate Tawba. Mbokk yi li jëm nag ci nan la ñu war a dunde
alquran bàyyiwul dara dama ciy comp rek wax na kan nga war a àndandool ñan ñooy say àndandool ñaar nga war a àndal mu ne yaa ayyuha alladina amanu yéen ñi gëm alquran ji ittaqullaha wa kunu maa sadiqin yéen ñi gëm yàlla gëm yonentaam gëm alquranam waaye na ngeen topp ay ndigleem bàyyi tereem te ngeen di ànd ak ñu dëggu ñi àndal ak ku dëggu naafeq fenkat daw ka suratu tawba laaya téeméer fukk ak juróom-ñeent le Coran nous a expliqué que le siratul mustaqim que nous demandons chaque jour, que nous désirons, souhaitons de tout notre cœur emprunté, n'est pas seulement des pratiques cultuelles, mais c'est aussi et surtout un mode de vie individuel et collectif. Mbokk yi Alquran firil nañu siratul mustaqim siratul mustaqim bis bu nekk moom la ñuy ñaan que lu ëpp ñaar fukki yoon kenn ku ci nekk ngéejoo nga soobu tegu ci yoonu siratul mustaqim alquran leeralal nu ni siratul mustaqima boobu nag du ay xeetu jaamu yàlla yi julleeg woor waaye dundin la dundinu cem ji jëmm ji kenn ku ci nekk waaye dundinu mbooloo mi la voici ma voie droite suivez-la dit le verset 153 sourate l'An'am comme si on lui disait mais quelle est cette voie. Il nous dit, la voie consiste à ce que tu obéis exclusivement à Allah. Sois bon envers tes parents, ne tue pas tes enfants, évite le mal en public et en privé, ne tue personne illégalement, gère correctement les biens de l'orphelin jusqu'à son aptitude à gérer lui-même ses biens, ne truque pas ta balance, ni ta mesure, tiens des propos équitables. Même si tes propos peuvent déplaire à tes proches, respecte tes engagements envers Allah. C'est cela qu'Allah te recommande pour que tu atteignes la taqwa. C'est cela ma voie droite. Suivez-la, mbokk yi. Yàlla wax na dinu leeralal siraatul mustaqim mu ne hada siraati mustaqima lii mooy sama yoon wu jub bi topp leen ka mu mel ni dañ ni ko yàlla wan mooy sa yoon wu jub bi mu ne yoon wu jub bi mooy laa tushriku du ngeen bokkaaleeg yàlla dara nga ne ko foofu la yem mu ne bil walidayni ihsaanan nga jëf lu rafet sa digganteeg sa ñaari wayjur ñetteel bi laa taqtulu awlaadakum bu rey mukk sa njaboot wala taqrabu alfawahisha ma dahara minha wa ma batan bul dugg ci ay bàkkaar ay ñaawteef moo xam da nga nëbbu da nga wéet wala da nga wéttaliku wala taqtulu nafsa bul rey benn bakkan ci lu teguwul ci sharia wala taqrabu maalal yatim bul jege alalu njirim sàmmal ka ba mu mën ko yoral boppam nga yëkkati ko teg ci loxoom wa awful kayla wal mizaana boo dee jaay ak di jënd na nga matal natt yi ak peese yi wa iza qultum fa'dilu booy wax di waxtaan na nga maandu ci sa wax qulil xaq waxal dëgg kookoy maandute xoolu linnaasi xusnan waxal nit ñi wax ju rafet kooku mooy i'tidaal bi yàlla di wax mooy dëggu gi yàlla wax wa bi ahdillahi awfu li nga kóllëranteeg yàlla nag ci jaamu ko te doo ko bokkaale na nga matale sa kóllëre noonu ngay matale sa kóllëre ak say nawle le rappel coranique nous dit comment utiliser notre corps nos organes. Ne te mêle pas de ce que tu ignores, car tu répondras de tes oreilles, de tes yeux, de ton cœur, c'est-à-dire de ta raison, dit Sourate Isra. Et la meilleure des créatures. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous dit, parmi les vertus qui font le bon musulman, il y a ne pas s'occuper de ce qui ne le concerne pas. Mbokk yi ahkaam yi dundin bi ñu war a dund alquran wax nañu ci sunu yaram yi rek sunu cër yi nan lañu ko war a jëfandikoo lan mooy sunu mode d'emploi comme ni la docteur bi joxe mode d'emploi ci garab gi mu defar mu ne laa taqfu ma laysa laka bi ilm bul dugg ci loo xamul inna sam'a wal basara wal fu'aada kullu ulaa'ika kaana anhu mas'uula
ndax kat la ngay déglu ci say nopp li ngay xool sa bët yi sa xol bi yi ngay xalaat di ko xalam ci sa xol yooyu yëpp dañu koy atte ëllëg yonent bi alayhi salaam wax ñu ni min xusni islaamil mar'i tarkuhu ma la yaani mu ne gis nga ngir jullit nekk jullit bu baax diineem rafet doxalinam rafet jekk lépp lu yoonam nekkul du ci dugg lu ñu ko boolewul du ci dugg ne marche pas avec arrogance tu ne peux pas fendre le sol et tu n'atteindras pas la hauteur des montagnes et sache que ces mauvais comportements l'arrogance sont réprouvés par ton Seigneur mbokk mi yàlla mu ne wala tamshi fil ardi maraha bul di dox di ngand lu di rëy lu naan yaa ngi bonde ci kaw suuf innaka lan taxriqa al ard mënoo di dox di diis di fëgg say tànk ba foo ko teg suuf si xar mënoo ko walan tabluga al jibala tuula doo yuqemtalu di yuqemtalu ba tolloo ak montagne yi mënoo ko tund yi dañ lay sut rek garab yi di la tiim gëléem yi sax di la tiim kullu dalik doxalin bu ñaaw bi ci sa dox ci sa ay jëfin waaye kaana sayyi'uhu inda rabbika makruhan jikko bu bon bi jikko yu bon yi ñaawteefam lu ñu cible lu sa borom cible bala nga koy gën a xam nag nga dikk ba ca moom bis penc les règles de conduite coranique nous disent accomplis tes prières recommande le bien interdis le mal sois patient dans les épreuves que ces épreuves soient heureuses ou malheureuses sois patient maîtrise-toi cette fermeté est la qualité à acquérir pour les hommes de valeur mbokk mi ci naka la ñuy dundee alquran mu wax ñu suratu luqmaana aqimi salaa na nga julli fonkal jaamu yàlla yi julli woor aji makka azaka zikr mu ne fonkal yi wa'mur bil ma'ruf dil jëfe lu baax te di santaane jëfe lu baax santaane bi nag soxlawul sax ci wax sa doxalin rek moom moo war a nekk sa santaane waaye di wax loo xam ne boo ko waxee sa jëf weddi ka musiba naaru la yee ngi noonu wanha anil munkar dil tere luy bon lu ñaaw lu ñëpp rafetluwul tere ka te nga daw ka daw boobu ngay daw lu ñaaw kooku mooy tere mooy sa tere soxlawul nga koy wax bàyyi ko rek ñi la war xam ni bàyyi nga ko ñu bàyyi ko wasbir ala ma asaabak na nga muñ nga góorgóorlu dëgër ci lépp lu la mënti dal ci lu metti wala ci lu neex bul tàqalikoo mukk ak sa sago bul saalit mukk inna dalika min azmi al umur lii day boo ko doxalee day nekk ci dogu ci mbir yi fulla ak fayda mooy lii suratu luqmaana laaya fukk ak juróom-ñaar ne sois pas méprisant ne méprise pas les gens ne marche pas avec insolence car Allah déteste les insolents les vaniteux mbokk mi nan la ñuy dundee ba tey jëfe rek ñun cem su ne mu ne wala tusair xaddaka linnaas bul biiñ ci nit ñi ni foññ rek di xeeb nit ñi wala tamshi fil ardi maraha bul dox ci kaw suuf doxu ku fuuy bul fuuylu ci sa dox inna allaha la yuhibbu kulla muxtaalin faxuur yàlla bëggul koo xam ne kii day rëy-rëylu ak di tiitaru ci kaw nit yi suratu luqmaan laaya fukk ak juróom-ñett
marche avec humilité, baisse ta voix, parle normalement, car la voix la plus détestée et la plus détestable, la plus désagréable est le braiement de l'âne, c'est la voix de l'âne. mbokk mi yàlla mu ne waqsid fii mashik, na nga dox bu woyof, na nga woyof ci sa dox. waqsid min sawtika, sa kàddu na nga ko yemale, na sa kàddu teey te yem ci li mu war a yem. inna ankara al aswaati la sawtul xamir. wér na ni day kàddu gi yées gi gën a bon gi ñépp bañ, sa borom bañ ka, ba ca yées mooy yuuxuk mbaam buy ŋax. bon ngay dégg ni ndekete kii wax ca kaw di yuuxu, yàlla nga kanaan yow day dara wuutewula ak mbaam mais ca penc ma di yuuxu. suratu Nisa versets 66 à 68 vont nous servir pour conclure notre séance. Ces versets disent: c'est préférable pour eux, c'est-à-dire pour nous, de suivre nos prescriptions, nos recommandations, qui vont renforcer leur foi. Mieux, s'ils les suivent, nous les récompenserons largement et nous les mettrons sur la voie droite. mbokk mi yëkkati sunu jataay ak suratu Nisa ci laay juróom benn fukk ak juróom benn ba juróom benn fukk ak juróom ñett. yàlla mu ne walaw annahum faalu maa yuazuuna bi la kaana xayran lahum wa ashadda tathbita. mu ne lii ma leen di sant day wax leen ni doxale leen ni dunde leen ni bu ñu ko toppee nangu ko jëfe day nekk yiw ci ñoom rek, te day dëgëral seeni xol, dëgëral seeni jéego, dëgëral seen pas-pas. wa idan la aataynaahum min ladunna ajran azima. bu boobaa man ci sama bopp man yàlla maa leen di fayal sama bopp, maa leen di neexalal sama bopp. wala hadaynaahum siratan mustaqima, te danaa leen teg ci yoon wu jubbi. bon yow mi naan ihdina siratal mustaqim, teg ma ci yoon wu jubbi, yàlla nee na jëfeel yi ma la wax rek ci sa dundin, boo ko defee ma dëgëral sa pas-pas teg la ci yoonu jub ba faw. yal nanu ko yàlla boole defal. ñu nekkoon fii ci kalimatul xaq di joxante ndaje ci kattanu borom bi subhanahu wa taala ayu bis yi nu tëgmal. ñaan yàlla subhanahu wa taala yal nañu defal dégg ak topp. yal na yàlla doon suñu ndimbal. yàlla bu nu yàqu, yàlla bu nu yàqule. topp yàlla gën a jafe ci jamono yi nuy dund, yal nañu ko yàlla yombal. mooy yàlla fi gën a yomb, yal nañ ci yàlla musal. defal nu mujj gu rafet, làq nu fu yàq eggul, yiir nu ci malaanam suturaam. yàlla jubal nu jubal sunu njaboot, ubbil nu buntu muur ak wërsëg bokki lu nu am yal na nu am yàlla, lu nu ñàkkit yal na nu am yàlla bi jaa'i nabil Mustafa sallallahu alayhi wa ali. assalaamu aleykum wa rahmatullah wassalatu wassalaam ala ashrafi almursalin sayyidina wa habibina wa nuri qulubina Muhammad wa alihi wa sahbi. Allah